gaaw ñaar fukki fan ci weeru gàmmu tomeek juróom-ñaari fan ci weeru novembre mbokk yi bismilla leen ci xibaaru marax yi. li ci gën a fës nag fële ca États-Unis lañ koy tàmbalee foofe nag xam ne léegi nag mën nañoo wax ne mbir yi mat na sëkk kiiti Joe Biden léegi mooy kiy jiite réew ma ginnaaw ba mu rombee Donald Trump ci limu grands électeurs yooyu moom mii nag ci Joe Biden léegi jàpp nañ ne mooy doon kiy jiite réew ma ñeenti at yi ti ñëw ci biir xibaar yi dinañ ci amal ab pàcc bu rëy a rëy fii ci Sénégal nag tey moom jullit yi feesal nañu fële ñuy woowee place de la nation ñu gën a ko xamee ci place de l'obélisque ñoom nag ñëw foofee ngir ñaawlu yenn ci jëf yoo xam ne defoon nañ ko yu ci mel ne ti dessiné kii ti yonent bi foofee ca France ñoom nag ñu ñaawlu ko bu baax tey xam le ne fii ak Emmanuel Macron dellu tuwul ginnaaw ci mbirum caricature yooye ñoom dinañu wéy ti ñaawlu mbir yile ni gaaw gu nekk nag day ji di ngeen ànd ak El Hadj Malick Cissé ci article de la semaine mi dem seeti ji tey waa L'As quotidien ñoom ñi def ab taxaw seetlu gu rëy a rëy xool lu jëm ci mbirum gouvernement bu yees bi ak lan lañ ci xaar ci njiitu réew mi mbokk yi li mooy li gën a fas nes tuut ñu yaatal ko. mbir yi mat na sëkk ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk grand électeurs ya nekk ci États-Unis moom la ñu wax ne fi mu toll nii ñoom ñoo ànd ak kiiti Joe Biden mu romb ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk yi xam ne moom lañ doon laajte ngir nit mën a doon njiitu réew foofee ca États-Unis kiiti Joe Biden nag moom dafa mel ne mbir yi moo nga faram-fàccee ko foofee ca Pennsylvanie xam ne ba mu rombee mbirum ñaar fukk électeurs yi fa waroon nekk grand électeurs yi moom la ñu mujj jël jox ko mbir yi ndax ndam gi nekk na luy leeram déet fi mu toll nii nag dara xamaguñ ko coo fekk mën nañu wax ne sax ñiiti journalistes yeeg réew ma ñëpp génn nañ ci mbedd mi ti rafetlu bi lépp élection waaye kii ci Donald Trump moom nag moom moo ngi xam la ne ba léegi nangoogul mbir yooyee Joe Biden mii sax xam ne dañuy ànd ak suñu mbokku journaliste ba nekk fële ca États-Unis ti Baba Aydara nekk foofee ci États-Unis nekk taskatu xibaar war ñoo xamale kiiti Joe Biden ak États-Unis fii ci élection ba nu mu mujjee lan lañ ci war a mën a jàngatee Baba Aydara ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay comme ni nga ko laajte liñ ci mën a jàng tey nangu nañ ni fii ci diwaanu Amérique kii di Joe Biden nekk na président wu Amérique ci le 21 janvier moom nañ ko ndoro jox leen ngay bu dee sax ka nga xam ni tey jii moom moo ñàkk ma ngay dénoncé la nga xam ni moom moo di défaite bi ñu gis ni nag loolu manque d'élégance démocratique la ci kii di Donald Trump loolu nag musul li bett kenn waaye bu nu dellu see ci Joe Biden bi nga xam ne tey jii moom la américain yi jox lenge yi gis nañu explosion de joie diggante Washington jàpp Atlanta Pennsylvania ba ci New York loolu yëpp di wane ni mbégte bi nga xam ni tey doomaanu Amérique yi wane nañ ko ci ni ñu débarrassé woo ci ki nga xam ni moom moo di kii di Donald Trump nekkul woon nag lu yomb nekkoon na processus bu gudd sax ci sénateur bi nga xam ni moom nekkoon na ci plus jeune sénateur ca jamono ya muy jël lengewu sénateur foofu ca diwaanu Delaware mu gannaaw si mu ñëw nekk vice président wu ki nga xam ne moo njëkk a nekk président wu nit bu ñuul fii ci diwaanu Amérique mu di Barack Hussein Obama gannaaw bu ñu génnee ci aspect politique bi dafa ñëw sax beneen aspect social yéen foofu Sénégal umpale wu leen jamono yu tar yi nga xam ne am na fi gannaaw deewu ki nga xam ni moo di Floyd loolu yëpp la ko gën a yëkkati moo di haine jalousie discrimination bi nga xam ni gis racisme bi nga xam ni ci ay kaddu yu dëgër yu ñagas yi nga xam ni moom la ñu dundee ñeenti atu Donald Trump mu nduru ab gàcce ci démocratie bu mag bi nga xam ni moom moo di démocratie wu Amérique dem na ba nga xam ni nit ñi ñuy woowee homme de couleur maanaam ñuul te nekk nu ñu weex ñi nekk ci beneen couleur dem nañu ba nga xam ne bu ñu jàkkaarloog tubaab bu raciste bi ci jamono yenu xamee Amérique daawul nañu nëbb seen i mbon daal nañu nëbb seen racisme waaye influence Donald Trump kàddoom yu bon yi yu muy juble ci jullit yi yu muy juble ci yeneen xeet yi nga xam ne dunu nit ñu weex dem na ba nga xam ne tubaab bi ragalatul
exposer racisme am kon tey ji dafa mel na ni Amérique dafa libéré wu ca la nga xam ne ab gàcce la woon bi nga xam ni moom la dëkkee woon Umar. Baba fi mu toll nii lan la ñu mën a xaar foofee ca États-Unis ndax xam nañ ne lii ci réew ma dafa mel ne ñu ko ñenn ñu doon waxee ñaari pàcc ci réew mi ñoo doon dalante ñii ci ñoo xam ne ñoo ànd ak Donald Trump nekkoon ñoo xam ne dañoo nekkoon ñu leen mën a wooye ay ñoo xam ne dañoo nationaliste ak ñi ànd ak Joe Biden ñeenti at yii nii Joe Biden war a toog ban politique la États-Unis di xaar fi mu toll nii. politique bi nga xam ni nit ñi yàkkamti nañ ko ci Amérique delloo si kanam buñ ko xamee woon bi moo di Amérique bu ubbeeku bi Amérique bi nga xam ni Amérique bu mën a muñ la bu mën a baale la te mën a ubbi ay buntam mën a dalal nit ñi moo tax buñ ko dégloo ci kaddu ka nga xam ni moo di Biden di nga sentir ni am na beneen dundit bi nga xam ni ndar nañ ko gis ci ñeenti atam yi ñëw wuteeg ñeenti at yi weesu ndaxte xam la ne ni moom du président wu ñëkk a wooteel waaye dafay nekk président wu mbéppu américain kon am na beneen kanam bi nga xam ni Amérique bii bu Biden di jiite ci ñeenti at yi di ñëw dina nekk kanam bi nga xam ni moom la ñu daan rafetlu ci Amérique moom la ñu xamee woon ci Amérique ci relation yi nga amoon ni ci àdduna bi boo ko seetloo nekk na njiit ba nga xam ni kii di Donald Trump nekkoon na njiit ba nga xam ni lépp lu mu doon wax Amérique te njiitu Amérique dafa am leneen li nga xam ni que moom la Nations Unies di ko xoolee njiitu Amérique dafa am beneen bët bi nga xam ni moom la ko àdduna bi di xoolee kon ñu yaakaar ni ki nga xam ni moom moo nekkoon vice président wu kii di nit bu ñuul bu njëkk nekk président ci réew mi ragal ñott nañu lool am njott bu rafet ni lool dina delloo si continuer politique ba nga xam ni moom moo fa nekkoon balaa Donald Trump di nekk njiitum réewu Amérique. gis nañu ne ci bitim réew li ci mel ne Emmanuel Macron bind na ci Twitter bi ci wax ne fi mu toll nii booloo doon benn nekk na loo xam ne mooy jot ci mandat bile qualité Angela Merkel moom te wane mbégteem est-ce que fii ci Afrique nag moom lan la ñu mën a xaar ci Donald Trump ci Joe Biden sax plutôt ci ñeenti at yi ti ñëw ndax gis nañ ne Donald Trump moom ci mandatam gi mu fi toogoon gisuñu ko benn yoon ci Afrique benn yoon rek la fi ab ndawam ñëwoon te ba mu ca jógee gis nañ la ca topp. dinañu am njort bu rafet jëmale ko ci li nga xam ni moom mooy Afrique ndax boo ko seetloo ci politique bi nga xam ni Barack Obama amoon na ko naam sax am na ñu ne wax ni George Bush la mu def ci Afrique Barack Obama defu ko waaye gis nañu tamit ci mandat wu Barack Obama bu mujj bi am na lu bare def na ko influence foofu ci Afrique ci mbirum démocratie Afrique ci ña nga xam ni dañuy toog ci nguur bañ fa jógee yooyu yëpp nekkoon na ay pression yi nga xam ni kii di Barack Obama def na ko ndax nit ñi fàttaliku ci balaa nga xam ni soppeeku boobu am na ci Angola pression bi nga xam ni Barack Obama defoon na ko ci nguur ga fa nekkoon ba mënu mujj abale ñoom ak seen i famille boobu exemple la rek ak yeneen kon dinañu gis ni ñëw Biden dina continuer politique bi nga xam ni Barack commencé woon na ko ci ñaareelu mandat bi dina dundal li nga xam ni dina encourager li nga xam ni moo di investissement américain bi foofu ca diwaanu Afrique relation yi ak dina dem sax ci yeneen yi nga xam ni ci immigration ci affaire délivrance visa yi ak yooyu ndax ki fi nekkoon tàncoon na mbir mi ba nga xam ni mbir mi mujjoon na we xett ci képp ku bëggoon ñëw Amérique kon Joe Biden relation bi nga xam ni adduna bi le temps que ñuy joindre kële. allo Baba. oui. waaw Baba léegi ci ponk bu mujj bi rek am na ñenn ñoo xam ne fi mu toll nii lu ñuy wax mooy dafa mel ne est-ce que du kiite Barack Obama moo nar a nekk kuy jiite waat États-Unis ci ginnaawu kiite Joe Biden est-ce que wax yooyu noonu ay wax yu xel mën a nangoogum la. xel du ko nangu ci nu ñu xamee réew mi nu mu taxawee ak institution yi nu mu wéree xam nga lu nit ñi war a fàttaliku moo di njiitum réewum Amérique boo ko fas yéene ba nekk automatiquement da nga nekk ka nga xam ni conseiller nga ca kay toog ca Maison Blanche kon da ngay jàpp ni Barack Obama dina nekk conseiller ca ka nga xam ni tey jii moom mooy nekk ca Maison Blanche ki fi nekkoon kay ci ñeenti at yi mujj yi moom moo fàtte ni ancien président yi daf leen waroon conseiller comme daf leen waroon considérer comme ay conseiller kon di nga jàpp ni rek ni bépp ancien président bu fi jaar kii di Biden dina la mën a contacter boo ko seetloo relation bii nga xam ni Barack Obama am na ko ak George Bush président
président démocrate bu am boobu relation ak président républicain musuñu ko gis fii ci diwaanu Amérique da ngay gis ni ki nga xam ni moo di Biden dafa jàppoon sax ci di Bush mu mel na ab conseiller bi nga xam ni da koy consulter ci yu bare kon mën nañu jàpp ni tamit kii di Biden dina consulter ñooñu comme ni muy consulter Barack Obama waaye jàpp ni Barack Obama moom mooy dawal dëkk bi dana doon li nga xam ni xëy na ku ñàkk xam politique gu Amérique nu muy taxawee ak nu mu tëddee bi nga xalaat li ni mel ndax Biden dina ñëw ak programme am dina méngoog nag bu Obama loolu moom kenn mënu ko werante ndax boo nekkee vice président wu nit lu toll ci juróom-ñetti at xëy na da ngeen bokk gis-gis ci yu bare moo tax ngeen mën a dem waaye tey ak crise sanitaire bi nga xam ni problème bi crise internationale bi nga xam ne am na taxawaay bi nga xam ni Biden dina ko taxaw ngir Amérique d'abord il faut nit ñi fàttaliku ne kii ni fal ni tey falu nu ko pour mu nekk secrétaire général Nations Unies falu nu ko pour mu nekk secrétaire général beneen organisation américain yi ñoom ñoo fal seen président kon président wu Amérique bi paa ya muy njëkk a seq tant que ya muy njëkk a jébbu mooy régler problème yi nga xam ni nee na nii tiim nit ñi ndax kii nga xam ni nekkoon na fi ki nga xam ni moom moo yore woon affaire feebar bi du coronavirus bi dafa menacé woon da koy dàq ba américain yëpp tiit ndaxte kooku information yi mu doon joxe rigueur bi mu doon liggéey ak xam-xamam bi nga xam ni dañ ko doon nungul fii ay at ci gannaaw tiitaange am na surtout jamono bi nga xam ni feebar bi dafa yokku wat fépp ci diwaanu Amérique mu ngi baat ay record te la nga xam ni jotoon ay nit jotoon nañ fi génn àdduna jotoon nañ fiy dee ndaxte élection yi moo taxoon nit ñi focus suñu woon ci loolu bàyyiwuñu woon xol ci loolu waaye feebar bi daf fi dellu si waat ak doole kon dañuy gis ni tey ji tànk ya nga xam ni moom le président Biden si njëkk sekk tey fii ci réew mi moo di mbirum Covid-19 bi. Baba ñu jeexal ak ponk bi rek gis nañ ne kii di Donald Trump fi mu toll nii moom génnee na avocat am yëpp pôle bu mu am yëpp génne leen ndax li mu jàpp moo di ne yenn état yi ci mel ne Pennsylvanie ak Georgie recomptage voix yi dañ ko war a def ak yiti voix yi xam ne par poste lañ ko jaarale yooyu dañ ci war a mel recours yi est-ce que mën nañoo xalaat ne mën naa nekk loo xam ne day am antu. ci spécialiste yi nga xam ne déglu nañ leen spécialiste constitutionnel de droit yeeg yooyu yëpp biñ leen dégloo nee nañu chance bi mu am bi pour sax cour suprême déglu ko lu minime la maanaam lu tuuti la ndaxte mbir mi nun ko tëggee ci constitution wu Amérique du question nga dénoncer rek waaye da ngay am ay preuve da ngay am ay mandarga yu wér ñu lii ngay wax lu am la ba pare ñu xoolaat ndegam loolu ngay wax ndegam réellement am na influence ci résultat bi bu ñu gisee ne amul boobu influence yëpp ci résultat mbir mi du yegg si foofu ci ñoom li muy def nag droit am la loi wu Amérique moom moo ko jox te du benn c'est pas la première fois nag mu am ci diwaanu Amérique amoon na ci élection George Bush ak Al Gore dénoncé woon nañ ko Al Gore dénoncé woon na ko yóbbu woon na ko mu dem ba cour suprême waaye Bush moom nañu confirmer li mu def nag ab droit am la loi bi moom moo ko nangul waaye daal spécialiste yi fi jot a déglu nga xam ne seen xel nàcc na ci li ni mel nee nañu daal amul argument bu wër bu war a tax cour suprême dana ubbi boobu les dossiers. Baba Aïdara jërëjëf moom mi nekk journaliste nekk foofee ca États-Unis ñu doon jokkoo ak moom wax ci lu jëm ci mbirum présidentiel foofee ca États-Unis xam ne nag ci jamono jile mun nañoo wax ne kiiti Joe Biden mooy nekk ñeent fukkeel ak juróom-benneelu président réew moomee war koo jiite ci ñeenti at yiiti ñëw ñu dellusiwaat fii nag ci sunu réew wax ci diineb l'islam xam ne nag tey jile. fële ca place de la nation ñu gën ko xamee ci place de l'obélisque jullit yi bëri woon nañ fa sol yére yu weex ñëw ti tudd turu yàlla ti màggal yonent bi lu ñu doon ñaawlu nag li ci gënoon nekk mooy caricature maanaam dessin gi ñu defoon yonent bi fële ca France te mu nekk loo xam ne mettit lu nañ ko bu baax a baax ñu teewlu Boubacar Dia moom mi fekkee mbir mi. ñoom ñëpp teew nañu fii tey jile bàyyeekoo ci gox ak gox-goxaan yi nekk ci Sénégal yëpp bokk itam ci tarixa yëpp ku ci nekk sol lu weex ci mbooloo mi am nay jullit am na itam ñu bokk ci jàngu bi ñi nga xam ni nag seen xol dafa gaaw a tooy mënatuñu téye seen bopp mbooloo mi yëpp nag li leen fi indi mooy wane seen naxar ci kàddu yi Emmanuel Macron yëkkati
jëm ko ci nataal yi ñuy def ci yonent yàlla Muhammad. Turquie wàcce na ci mbedd mi Qatar Indonésie Libye Algérie waaw ñun Sénégal est-ce que am nañ droit fu ñu dem ci gàmmu yi fu ñu dem ci màggal yi ak ziyaar yi di fëgg suñu dënn naan téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay jullit lañ nous sommes 95% de musulmans est-ce que am nañu droit fu ñu dem ci màggal yi ak ziyaar yi ak gàmmu yi naan innamal mu'minuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañ est-ce que am nañ droit mu yem ci wax rek yàlla daal di indi situation nag ne danaa nattu le peuple sénégalais ndax li ngeen di bàkkoo di ngeen ko jëfee wala déet. kii di njiitum réew mi nag Macky Sall daal nañ koy yónnee ab benn bataaxal ngir mu teew ci bile ndaje wante di moom moomulee kenn gisu ko fi te itam yónnee fi benn ndaw. Ce que nous avons fait qui est de notre devoir, c'est de lui envoyer une invitation. ñun li ñu war def nañ ko mooy bind nañu invitation yónnee ko ñun nag ñu ngi xaar noppeeguñu bu ñëwee ñu xam ne ñëw na bu ñëwul ñu xam ne loolu la waaye ñun li ñu war def moom def nañ ko ba noppi. S'il vient, on saura qu'il a répondu à notre appel. njiitu Pastef di Ousmane Sonko teew na ci bile ndaje rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie di xam ne nañu wëyal seeni ndaje fileek ki nga xam ne mooy njiitum réewu France tegguwul kàddu yi muy wax si ne nañu wëyal di amal ay nataaluk yonent yàlla Muhammad. jërëjëf Boubacar Dieng ñu fàttali rek ne kooku ci Emmanuel Macron génn na def ab tontu ci mbir yooyu ñu ko doon tuumal te xam la ne loolee ñu ko jox ci ay kàddu du ay wax yoo xam ne moom moo ko yëkkati. ñu toog fii ci réew mi ba tey wax fa dem ca Ngor fi ginnaaw nag remaniement ministériel bi ñu def kii te Abdoulaye Diouf Sarr moom daa toog ci postam maanaam doon jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbirum wér-gi-yaram ñun nag génn nañ ci mbedd mi ak suñuy caméra ak reporter dem xooli ji ci mbedd yi lan la sénégalais yi gis ci plateau médical bu Sénégal lan lañ ci war a yokk lan lañ ci war a wàññi lu ñu war a def ba mbir yi doon loo xam ne day gën a ñoŋ lépp ci dénk nañu mbir kàddu yooyu ci micro kii tiye Mouhamadou Rassoul Kane. Article 14 bu constitution Sénégal dafa wax ne nguur gi ak collectivité territoriales yi dañoo war a sàmm wérgu yaram askan wi nguur gi dafa war a sàmmoonteeg digle yooyu ndaxte mag ñi mën na jëlee feebar saa su ne. li ñu war a def moo di ñu def effort toujours on doit faire de plus boo nekkee ci mbir ñu jox la di la fay da nga war a def un plus. mais fi ñu ne depuis 60 ba léegi mënuñu avancer ça c'est pas bon un plus c'est-à-dire ñu améliorer tout ce qui est santé ñu améliorer ko parce que foo dem war na am radiologie foo dem war na am échographie foo dem war na am électrocardiographe donc boo dugg ci poste de santé yi ko am bariwul c'est pas beaucoup donc côté boobu war nañ ci liggéey bu baax. retraité bi ñu fekk ci wetu mairie bu Ngor muy nakarlu garab yu cher yi te di wax nguur gi ñu gën a yokk seeni jéego. Sur le plan des médicaments ça coûte excessivement cher actuellement au Sénégal quand tu es malade amuloo xaalis sa faju day doy waar donc côté boobu war nañ ko gën a améliorer aussi. agent sécurité bi di ñaax nguur gi ñu gën a jël ay liggéeykat ñuy yëngu ci wàllum wérgu yaram ba ñu mën a toppatoo askan bi. en ce qui concerne la santé. ci wàllum wérgu yaram war nañ def ay jéego yu bari ndaxte dañoo war a yokk liggéeykat yi ngir ñu mën a faj askan bi yépp. donc il doit beaucoup recruter pour les personnes de la santé. atum 2020 mbasum coronavirus sonle woon ci lool war a tax nag ñu gën a yokk bërëbu fajukaay yi ak njumtuwaay yi ngir ñu gën a mën a taxaw askan wi. Rassoul Kane mbasum coronavirus boobee sax moo tax ba mu dugg si ci Afrique njiitu Afrique yu bëri taxawaloon nu ñu seeni booloo def benn ndax lu ñu bëggoon mooy liiti seen bor bi ñu yoreloon yeneen réew yu nekkoon ci àdduna bi ñu doon loo xam ne dañ leen koy dindil looloo taxoon fii ci Sénégal ñu taxawaloon ci ab benn comité d'initiative boo xam ne day liggéey ngir liiti dette publique bi extérieure à l'Afrique ñu dindi ko benn yoon ñoom nag am nañu ab assemblée générale gu ñu amal si seen comité exécutif fële ca Diamniadio ki ko woon di kiiti Moustapha Niasse njiital assemblée nationale bu Sénégal moom xam le na ni tamit ñiiti parlementaire yu Afrique yëpp booloo nañu doon benn ngir xool nu ñuy def ba mën a dexaw lépp loo xam ne war na ci ba bor boobee doon loo xam ne dañ koy dindi ci Afrique ñu teewlu Mbabacar Seck. yi réewu Afrique yi amee nekk na sas bu diis te it tax na koomu réew yu bari nërmeelu. Je pense que l'annulation de la dette
a encore beaucoup plus de sens aujourd'hui avec la mbas mi àdduna bi yëpp la laal réew yu bari ñu ngi tëj seeni bunt ku si nekk yaa ngi xalaat sa bopp rawatina sa koom-koom xeex bi ñu sumb du yomb waaye li ma ci leer mooy fépp foo taxaw wax ni suñu réew moo ñu tax a jóg nit ñi dinañ ci ànd ndax xeex bu jara def la te njëriñu askan wi moo ko tax a jóg. pour cela que ces initiatives. kuréel gi mu ngi sosoo ci kàddu yi nga xam ni njiitu réew mi yëkkati woon na ko di woo réewu tugal yi ñu nilal bor yi am yenn ci ay réew yu àddune am nañ yenn def ko parlementaire u africain yi duñ ci des ginnaaw. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui comprend, qui accepte profondément que cet appel est... li ñu sumb ni jéggi na frontière u réewu Sénégal laal na Afrique yépp ba egg ci àdduna bi te ñëpp jàpp nañ ni li ñuy def nii lu jaadu la te buñ ci nekkee dinañ ko mën a eggali ci jàmm te lu ni mel parlement yi ak parlementaires yi dinañ teg ay jéego ci li nga xam ne njiitu réew mi moo ko njëkk a yëkkati ak seen comité bi te mën ngeen jàpp ni juróom fukk ak ñeenti parlement yi nekk ci Afrique yéen leen àndal. Le parlement et les parlementaires, cette belle initiative qui est celle du président de la République et celle de votre comité. nulal bor yi nga xam ni réewu Afrique yi amee nañu ko faaw mu am ndax réew yi mën a jàkkaarloog mbas mi fexe yëkkatiwaat koom yi bu nu sukkandikoo ci plan d'action bi nga xam ni initiative pour l'annulation de la dette africaine tëral na ko. Babacar Seck beneen initiative boo xam ne nag teg nañ ko ñu waa IDEN ñoo ko teg ñoom ñële lu ñu bëgg mooy gën a ñoŋal àq ak yelleefu xale yi ba tax na ñu am ab séance de formation boo xam ne liñ ci bëgg mooy ndaw ñi xam ne ñooy nekk ñuy taxawu yeneen ndaw ci biir Sénégal ñu xool nuñ leen di gën a joxe xam-xam googee tax ba fépp ñu mën a taxaw dañ mën a taxawu seeni maas ba loolee mën na jàppale réew mi jàppale sunu civilisation jàppale Afrique lépp ñu teewlu Mamadou Lamine Faté mi fekkee formation boobu. ngir xeex métital bu ñuy def xale yi le fokk ku ne dugal ci sa loxo loolu la ONG Eden xam tax na ba mu teg ay jumtuwaay yi nga xam ne dinañ gën a dolli xarañte ñi nga xam ne ñooy jàngal xale yooyu le ci seen àq ak seen yelleef. projet bi aussi ñetti volet la dafa am benn volet bu ñuy wax éducation donc éducation mooy lépp loo xam ne mooy jàppale xale yi ngir seen jàng et une éducation de qualité beneen mooy lu ñuy aaree xale yi mooy wàllu protection donc protection moo nekk li nga xam ne lépp loo xam ne ay violence la ay abus la ñu mën ko lutter contre ay beneen bi mooy appui institutionnel bi nga xam dañ koy defal xale yi di ko defal école yi. ñoom dañoo sukkandiku ci formation bi la nga xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne ñooy formateurs yi Eden bugg a gunge nguur gi le ci li nga xam ne mooy aarum xale yi le. encadreurs yi ñu ngi leen di former si nan la ñuy tàggatee xale nan la ñuy jàngalee xale si ay aqam ak yellefam Eden moo ko sas en partenariat ak ONG bu ñu naan Terre des Hommes pour que ñoom si biir club Eden yi ñu mën a accompagner xale yi leen tàggataak si seen aq si seen yelleef. ñi nga xam ne ñooy ñëw ngir bokk ci formation bi le ñoom fu mu toll nii ñu ngi xalaat yan matuwaay la ñuy mën a def ak xale yi le ngir ñu mun leen di gën a aar. en tant que encadreur donc ay acteurs de première ligne la ñu Eden aussi dafa mettre en place beneen kuréel bu ñu wax le réseau des marraines pour la protection des droits de l'enfant ñoom itam ay actrices de première ligne en synergie encadreur bi ak marraine bi en synergie ñoom bu ñu tegee seen jéego maanaam bu fekkee benn xale ñëw na am jafe-jafe xale boobu dañ koy topp déglu ko te tàggat nañu ci loolu ba nga xam ne dinañ ko yóbbu ci li nga xam ne mooy bureau d'accueil bi nga xam ne Eden taxawal na ko sur place donc bureau d'accueil boobu su fa ñëwee Eden dina ko gérer à son niveau su fekkee dépassé na ay compétences am daf koy référer fu mu ko war a yóbbu. jafe-jafe yu dem ci wàllum xam ak aar xale yi le ci lépp loo xam ne moo dem seen àq ak seen yelleef lu ci ëpp mooy ñàkk xam bu askan wi ak ñi nga xam ne ñoo ci nekkee xam lu nu mel la Eden xam loolu tax na ba ñoom ñu ngi dolliwaat xam-xam ñi nga xam ne ñoo nekk seeni biir ci lépp loo xam ne moo dem ci wàllum aar xale yi le jëm ci matuwaay ak yoon yi nga xam ne moo dem ci wàllum elleefu xale yi le. Mamadou Lamine Faty keneen koo xam ne moom nag jàpp na ni moom xam na bu baax nguur gi ak la cay xew mooy Thierno Alassane Sall njiital parti La République des Valeurs nag moom tey jile ci gaaw gi la doon def séance dédicace livram gi mu génnee téere bi mu tuddee ko protocole de l'Élysée ti fa xamle ay mbir yoo xam ne jàpp na ni nekk na lu jaarul yoon maanaam ay njuuj njaaj yu am ci ay contrat yoo xam ne joxe nañ ko ci biir réew mi moom mi fi nekkoon jiital jëwriñ gu ñu dénkoon lépp lu jëm ci mbirum énergie moom
moom nag li mu jàpp moo di ne fi mu toll nii réew mi faw ñu xool nuñ koy sauver ci Macky Sall ak gouvernement am ñu teewlu ay kàddoom. Après mon départ de gouvernement, je me rends que je suis en face d'une conspiration du silence. gannaaw ba mu génnee ci gouvernement bi laa xam ne ñoom ñooñee ay kuréel la yoo xam ne ay defkatu ñaawteef dañ mafia rek wala sax luubal moo leen tax a jóg man mi nga xam ne maa nekkoon dëruñ duñ dënk lépp lu jëm ci wàllu énergie maa nga fa woon waaye gannaaw ba mu fa jógee laa gis rek ay rapport yoo xam ne IGE moo ko génnee ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai ci atum 2017 rapport yoo xam ne ñu ngi ko bind ci atum 2010 rapport yooyu sax ki jiite woon Petrosen ak it ki jiite woon hydrocarbure ñoom ñëpp daanaka jotoon nañ ci te man mii boobee xaw ma ci woon dara donte ne ñoom ñooñee laaj naa leen lu bëri ci mbir mi waaye indiwuñ ci benn tontu gannaaw ba ma ci jotee laa sax jéem a woo assemblée nationale wala sax ñu yóbbu mbiri ci yoon ngir rek indi ciy leeral waaye kenn tontuwuma ci la tax sax scandale bi di feeñ ci atum 2019 ak BBC. Jusqu'en 2018 quand il y aura le scandale ou 2019 quand il y aura la BBC. ñi nag moom li ñu doon laajte mooy ñu am ab ministre boo xam ne seeni mbir dong lay topp léegi am nañ ko mooy artisan yu Sénégal ñu am ab jëwriñ gu yees goo xam ne nag lépp lu jëm ci mbirum artisanat moom moo koy gérer muy Pape Amadou Ndiaye waaye ñoom nag fi mu toll ni lu ñu gëm moo di ne kiiti jëwriñ jiiti ñëw liggéey gu bëri moo ngi koy xaar ci bileb zone balaa moo matali ay mbiram Omar Kane def na ci ab reportage ànd ci ak Moussa Fall. ay menuisier lañu ak ay tapissier consommé local bu njiitu réew mi di woote ñoom de sentiruñu ko benn yoon pourtant ci atum 2017 ci wàllum projet mobilier national entreprise artisanale yi jot nañu lu toll ci 65% ci commande publique bi loolu jëwriñ bi yoroon wàllum artisanat mi fi nekkoon moo ko xamle waaye menuisier yi ak tapissier yi daanaka gisuñu ci lenn. gisuma jàppale man gisuma jàppale de parce que fii nii ñu ngi fi woon di taxale am na ku fi ñëw ne daf ñu fiy jëlee fii nii rek am na ku fi ñëw barki dem corona bee tax ma affaire bi calmé mais ñi ngi koy wax président mu bàyyi ñu fii mu defaral ñu ko ba mu baax ñu toog fi ñun grève wuñu na président bàyyi ñu xel bu baax. mooy ci côté importé bi dugg ñu jéem ko téye jéem a favoriser local bi. Sénégal yi di ko consommer comme ni ñuy demee ay Dubaï wala di dem ay Chine di jënd ay valeur 1 million 3 millions 4 millions mais bu ñëwee jàppale local bi dañuy dem voilà état nag la ñuy ñaan mu jàpp ci côté boobu noonu. marché goo xam ni dafa fees dell ak ay meubles importés yooyu sax la yenn sénégalais yi gën a bëgg waaye boobu fekk na menuisier ak tapissier sénégalais yi jàpp ni seen meubles yi ñoo gën a dëgër. meuble importé yi. ay temps dawoon nañu nag mais ñu ngi commencé à di ñaar parce que bi ñu mujjee dem di xool ay importé yi yàggul du yàgg lii mën na durer gisoo kii bi nga gis nii bu bees dañ koy réparer nit ñoo ko defaroon ëpp na 10 ans lii ma toog nii xoolal tissu bi xotteekuwul fenn. lii mën na durer gisoo kii bi nga gis nii bu bees dañ koy réparer nit ñoo ko defaroon ëpp na 10 ans lii ma toog nii xoolal tissu bi xotteekuwul fenn parce que consommé local la. dëgër na garanti na rafet na mun na yàgg. comme ni ma la wax léegi rek man bu ma jëndoon importé yow nga jënd local bi nii man dina buñ dawalee 2 ans wala 1 an sama bos dina yàqu local bi. 2 ans wala 1 an sama bos dina yàqu local bi kii bi importé bi dina yàqu yow sa local bi dina def 10 ans du def dara verniwaat rek ngay def nga amaan meuble bu bees. produire li ñuy consommer te consommer li ñuy produire njiitu réew mi Macky Sall moo ko wax ci ndaje bi mu amaloon. foofu ca Diamniadio te mu soxaloon Pape 2A bi. Omar Kane fii ci ITV ak E-Media Invest nag mën nañu wax ne li ñuy produire ci réew mi la ñuy consommer ndax lépp li fi nekk nga meuble fii lañ ko defaree. ñu jógee Sénégal nag dem fële ca Côte d'Ivoire ci xibaaru bitim réew yi nag foofee xam ne nag mën nañoo wax ne kiiti njiital FBI Mame Pascal Affi-N'Guessan te mu bokkoon ci jongante njiitu réew mi moom teg nañ ko loxo ci guddi gi li waral loolu nag
moo di ne kii di procureur bi defoon na génn ti xam la ne ñàkkum bokk ci mbirum élection jongante googu te doon wax nit ñi ñu toog ci seen balaas ba pare ñoom ñu taxawal ab conseil national de transition doon na loo xam ne complot la jëm ci daaneel nguur te loolu nekk na loo xam ne duñ leen ko nangul benn yoon looloo waral sax ba moom ci Pascal Affi-N'Guessan ñu teg ko loxo foofee ci réew mi nag mën nañoo jàpp ne lu ëpp 20 nit ba ñu jugee ci élection yaak léegi ñiiti waa nguur gi tegagum nañ leen loxo ndax jàpp nañ ne dañuy andi ñàkk kaaraange ci foofee ca pass ci Côte d'Ivoire xam ne kii di Alassane Dramane Ouattara moom la ñu joxaat lenge yi mu war a doxalaat. ñu dem ci tàggat yaram wax ci mbirum Pape Massata Diack ak Lamine Diack seen coow ak liti commission olympique internationale ñu am ab joow boo xam ne moo tax ba kiiti Pape Massata tribunal ba ca France daan ko juróomi at yoo xam ne jàpp nañ ne da ko war a tëdd ak lu ëpp million euro yoo xam ne da ko war a fay comme amende mu doon mbir yoo xam ne nag kiiti Antoine Bocquier ak Marie-Sophie Goldschmidt nekk ay avocat wu Pape Massata Diack jàpp nañ ne ñooñee te nguuru France teguñu ko fenn ndax ñoom li ñu gis moo di ne mbir yi dañ ko nabee maanaam lu leen neex rek la ñu jël wax ko waaye kiiti Pape Massata Diack dawul justice française te mandat d'arrêt international bu ñuy teg ab mandat d'arrêt international boo xam ne dañ ko abusé Boubacar Dieng dem na seeti ci leen. fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2020 Pape Massata Diack tribunal bu Paris daan ko mu war a tëdd juróomi ati kaso boole ci alamaan bu tolloo ko 1 million ci euro loolu bi muy am nag Pape Massata Diack mu ngi fii ci Sénégal ay avocat am nag jóge ci réewum France jàpp ni dawul benn yoon ci réewum France. Il existe entre la France et le Sénégal une convention d'entraide judiciaire. ci diggante Sénégal ak France dafa am convention bi leen lëkkale ci wàllum yoon te ci boobule convention benn juge français am na sañ-sañ déglu bépp sénégalais bi nekk ci réew mi su ko yoon toppee te loolu sax am na ci mbirum Massata Diack lu am ba am mooy résultat yu commission rogatoire bi dafa naam sax nangu naa ni dafa yéex a ñëw waaye ñëpp xam na ni juge d'instruction bi sóoraalewu ko woon sax ci bile procès waaye ñi di wax ni Pape Massata Diack tontuwul benn yoonu France loolu amul. Mais c'est faux de dire que Papa Massata Diack n'a pas répondu à la justice française. On ne peut pas dire en plus qu'il a entendu se soustraire à la justice française dans la mesure où il a mandaté 2 avocats sénégalais et des avocats français pour le défendre. Ceux qui se sont soustraits à la justice française, ce sont les Russes. Les Russes ne se sont même pas fait représenter. Il ne faut même pas appeler les Russes, on n'entendra plus parler. Ça s'appelle se soustraire à la justice française. Papa Massata Diack ne pouvait pas s'y rendre physiquement. Ses avocats n'ont pas pu se rendre physiquement au jour du procès. C'est pas ça, se soustraire à la justice française. Pape Massata Diack ñu amal mandat d'arrêt international ci moom maanaam du génni Sénégal ñi koy layool nag jàpp ni mbir mu nu mel dafa ëpp ba jéggi dayoo. L'usage du mandat d'arrêt international par beaucoup de juridictions, notamment certaines juridictions françaises, est assez scandaleuse. suñu waxantee dëgg rek mandat d'arrêt international ni que justice française bi di defee jaaduwul benn yoon ñoom sax dañu taxaw temm ni Pape Massata Diack du voyager naka noonu ba mu teg tànkam fu nekk comme si sax Pape Massata bànni la loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. Pape Massata Diack situation bu mu nekk dafa simple ndax contrôle judiciaire loolu la justice Sénégal teg ci noddam moo tax moom foog mu toog fii mënul dem fenn loolu képp moo am ci bi le dossier. Bon alors résultat, on est dans cette situation qui est un peu absurde où on lui reproche d'être absent alors qu'on lui interdit d'être présent. ñii layool Pape Massata Diack di xam ne ni déposé nañu ab recours ngir daan boobu ñu teggi ko waaye itam wane ni Pape Massata Diack amul benn yoon bu ñu ko geree wala sax mu geraate ñoom ñi leen nag jàpp nañu ni ki nga xam ni moo di Lamine Diack di bàyyi ci Pape Massata Diack justice française da ko jàpp maanaam dal di koy noot.
jërëjëf Boubacar Diagne ñu yegsi ci ponk bu mujj ci xibaar yi muy article de la semaine El Hadj Malick Sy nag ci semaine bi la dem seeti ji waa quotidien L'As ak kiiti Seydina Bilal Diallo ñoom ñi def ab gëstu ci gouvernement gu yees gi Macky Sall taxawal moom mi xam ne nag ci conseil des ministres bu njëkk ba li mu xamle moo di ne fi mu toll nii liggéey bi daa war a gaaw nit ñi war a nekk ci supervision war a taxawal ab cabinet ci nu mu gën a gaawee te liggéey yi nuñ ko war a mën a def ñuy nekkati xool ci nu mu gën a ñoŋee lépp naka kii ci gëstuti Seydina Bilal Diallo ki ko dem seetiti El Hadj Malick Cissé. ginnaaw ba Sénégal amee gouvernement bu bees waxtu liggéey jot na Macky Sall fas yéenewul may dara fanweeri ministre ak ñett yi ak ñeenti secrétaire d'État yi. ba mu ko tegee ba pare dafa ñëw di accélérer di yëngal ñi mooy ndaw réew mi ñi nga xam ne jot na leen nommé dernièrement déjà dafa tere lépp lu jëm ci Mumbai ak ay fête ci passation de service yi ñu doon def daf ko tere. mu ñëw teg si ci conseil des ministres mu ñëw ne nañ gaaw teg seen i cabinet ba pare ne ni ñuy gérer département yi fu mu mënta nekk station yi ne nit ñi def de telle sorte que mu am njub ak leer lépp lu ñuy gérer mu leer nañ mu ànd ci mu gaaw ba nga xam ne population bi nit ñi dañ gis njëriñ ci gouvernement bu bees bi donc loolu la teg mais man gëm naa ne loolu yëpp bon ay wax la yoo xam ne yàgg na fi am. ay chantier yu takku di xaar gouvernement bu yees bi mode fast track bi njiitu réew mi doon bàkkuwee saa su nekk dafa mel ni satisfaction buñ si doon xaar bu baax jotul am suñu sukkandikuwee si suñu naataangoo bi nekk si quotidien L'As. fast track groupe consultatif de Paris 2018 dafa ba mu demee ba Paris dafa waxoon ne dafa sentir na lépp a yéex ni ñuy liggéeyee dafa yéex donc faaw mu utiliser terme bu ñuy wax fast track maanaam gaawal mais boobu 2018 gisuñu dara lu gaaw. équipe d'attaque lay wax mais équipe d'attaque boobu. man daal li ma gëm mooy lii c'était juste pour layal entrée Idrissa Seck ci régime bi layal aussi le fait que mu ubbeeku ci yenn membre de l'opposition yi mais pour man juróom-ñaari nit ñoo bees ci gouvernement bi te dama doon xaar tey jii bu ñu doon wax remaniement bu taxaw bu dëgër. mu soppi drastiquement le gouvernement mooy dugal ay technocrates des gens qui ont des compétences ñi nga xam ne xam nañ leen ci ñu dëgër ci ay domaines yu dëgër ku ci nekk ñi am ay qualifications yu dëgër ci yenn fànn yi ñu teg leen ci poste stratégique yi dama gëm leen ne gouvernement dafay ànd ak politique loolu kenn du ko weddi ñu jël ay politiciens dugal leen ci mais politiciens yu am jàng sax ñu jël leen dugal leen ci mais li nga xam ne mooy yëngal di doxal loolu da nga fa war a teg ñi ko mën. mais boo jëlee ñi nga xam ne aussi mooy loolu en fait gisuma ci benn changement ce sont les mêmes hommes. équipe gouvernementale bi am na liggéey ndax askanu Sénégal ñu ngi taxaw di xaar ñu saafara seen jafe-jafe. xaaruma ay changement yu garaaw parce que tey TER bi train express régional boobu ba léegi ñu ngi koy wax mais fu mu mujjee yàgg na gëtëm gouvernement bi mais gëtëm na ba sonn fi mu toll. hypercentralisation du pouvoir le fait que mu concentrer tout lépp mënut a gérer lépp da ngay teg système def ay réformes yoo xam ne ku ci nekk ci fànn bi nga nekk niveau bi nga nekk affaire yi day am contrôle ak suivi ba pare mu am ay ñuy sanctionner yi nga xam ne loolu faa mu am mais loolu bu amul aussi du dox man gëm naa ne daal. boo xoolee c'est le même gouvernement. si boobule jamono njiitu réew mi amal ay coppite ci conseil des ministres ndax juróomi nomination nemmeeku nañ ko si. ba Macky ñëwee au pouvoir mooy premier gouvernement wu Macky 2 bi boo xoolee ba mu ñëwee ku ci mel ni Thérèse Faye nga xam ne moom xeexkat la depuis université ñu doon toj ay boppam aka lu nekk dund na ko ngir Macky Sall moom da doon xaar nekkoon ci position bu stratégique nekkoon du jiite COJER te d'habitude booy jiite COJER bu yu mel noonu amee rek yow la ñuy def ministre de la jeunesse loolu nag ñu tëb ko jël nee na Fatmata Tall def ko premier ministre de la jeunesse loolu metti ko lool nag mu respecté ko ba dem ba nga xam ne sax wàññi woon na engagement politique am ci lu bëri donc ginnaaw loolu nag tey jii Macky bu ñëwaatee jox ko poste c'est juste pour delloo ko wàccuwaayam
ne xalaat ko tuuti war na ko ni ci yëf yi nga bokk ku ci mel ni Doudou Ka moom ba ñu créé FONGIP ba léegi foofu la nekk donc amuloon mësut am évolution mais man dama jàpp ne tamit gouvernement Macky Sall ak ay lépp lu jëm ci administration bi souvent politique bi da ci am doole. donc moom jox yóbbu nañ ko ay BDSA kut kiñ fa nekk mooy maire Malicounda. gouvernement bu bees toog njiitu réew mi taxaw di leen xaar ci ay résultats yu am solo. Seydi Hadji Malick Cissé ñu ngi koy sant ti ko gërëm ponk gu mujj googe mooy nekk li jeexal xibaar yi xanaa te leen fàttali xibaar gi gën a fës ci marax gi rek mooy kii ci Joe Biden fi mu toll nii nag ca États-Unis jàpp nañ ne moom mooy kii wuutu Donald Trump doon ñeent fukk ak juróom-benn lii président bu réew moomee ndax ci compte yi ñu def moom amagum na ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk grand électeur kii Donald Trump am ñaar fukk ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti grand électeur mbokk yi di leen sant di leen gërëm Osama Monique Sagna mu ngi ñëw léegi ànd ak yéen ci xabaar yi ci kàllaamay nasaraan di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.